salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan Widish Vision seen émission kaay leeral tey nag ñu ngi fii nga xamante ne mooy Mbour séeréer ci ki nga xamante ne mooy monsieur Babou mooy ki nga xamante ne moo nekk deuxième adjoint au maire fii ci Mbour tey moom la ñu seeti mu fas yéene leeral lu bare bare ci li nga xamante ne moom moo xew jamono ji est-ce que defee rek dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu daal di xuus ak yéen seen émission kaay leeral monsieur Babou salaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey. li ngeen ñëw seet si ñu di leen féliciter ci choix bi di leen gërëm di leen sant di wax ne wax ak yéen dafa am solo parce que day tax population bi xam dina xam waa Sénégal xam dina xam waa bitim réew xam man nag comme ni nga ko waxee rek je suis le deuxième adjoint au maire yàlla dénk ma wàllu pêche particulièrement mais également mooy coordonnateur LDR Yeesal ci biir Mbour ak département bi donc maa ngi yaakaar ne tey waxtaan bi njëriñ bu bari na ci génn boo xam ne askan wi dinañ ci mën a gis seen bopp lu ci mën a am ci njuumte nga xam ne ci doomu aadama la rek mais li ma tax a jóg mooy naka la ñuy waxtaane ba njëriñ mën a génn ci suñu jotaay bi. tey boo ñu doon wax monsieur le maire kan mooy monsieur le maire Bayati Babou nga ñëwoon ñu tuuti rek ci rétro ci sa jaar-jaar ñu xam kan mooy maire Babou ñi seetaan mun a comprendre lu bari wala ñu xuus. waaw jërëjëf xam naa ne wax ci sa bopp yombul mais moi économiste planificateur la ma jaar fu bari nag. waaw mais particulièrement nag lu ëpp sama carrière maa ngi ko def ci waa ministère de la pêche et des transports maritimes def Sénégal yëpp daanaka fépp fu ñuy wax géej ak jën rek dem naa fa tukki naa aussi dans tous les continents fépp fu ñuy yokkee xam-xam rek muy Afrique muy Europe muy Asie dem naa fa pour yokk xam-xam bi ma jógee pêche aussi ma ñëw ministère de la santé parce que ci samay yokk xam-xam am naa sama DSS en gestion des ressources humaines qualiticien là aussi en agroalimentaire am également une maîtrise en gestion des entreprises et organisations mun naa ne wàll woowu moo taxoon ma dem santé di commencé hôpital régional Thiès maa fa nekkoon chef du service administratif et financier bi ma fa jógee ñu indi ma Mbour ci hôpitalu Mbour bi ma nekk fa contrôleur de gestion donc foofu laa nekk ba yàlla def ma jël sama retraite en 2019 dajeeg aussi ñu duggoon ci ay élections suñu coalition génn ci ak ndam. yàlla def ma mooy deuxième adjoint boo xam ne moom la ñuy dénk particulièrement lii jëm ci wàllu pêche ginnaaw loolu man maay le coordonnateur parti bi ñuy wax LDR Yeesal xam ne le président mooy Modou Diagne Fada man maay seen coordonnateur communal ak départemental disons provisoire parce que après dañu war a dem ci ay installation officielle mais ba ñu toll fii daal man maa yore seen kaddu ci wàllu département bi ak wàllu commune bi donc Mbour laa dëkk fii laa juddoo fii laa màgge fii laa jànge ba am fii ba troisième ma jóge fi dem lycée Valdiodio te ñu ko tuddee ko léegi defe naa ne Gaston Berger la woon léegi mu tudd Valdiodio balaa après ma dem lycée Malick Sy soo ko defi formation professionnelle moom fa laa jaar ba yàlla def fi ma jaar yëpp def fa donc ci gàttal daal mun naa wax ne loolu mooy ci gàttal rek une présentation brève
ci samay jaar-jaar. say jaar-jaar dëgg la comme ni nga ko waxee loolu leer na su ko defee xam naa ne li xew moment bi ñëpp xam nañ ko. muy wàllu mbëkk mi. yu si bëri politiciens yu si bëri booy seet kuñ ci seeti wala kuñ ci laaj da ngay fente. mais tey moom yaakaar naa ne yow mi nga xamante ne da ngaa nekk ci mbir moomu li nga xamante ne xew na muy xale yi jël gaal yi di dem di def immigration clandestin. am na loo xamante ne lu ci bëri yaa ngi ko ci jàngat sa gis-gis ci loolu moment bi. waaw phénomène bi dafa nekk phénomène boo xam ni phénomène bu doy waar la phénomène bu daw yaram la aussi parce que amoon na fi ngeen ko fàttaliku ci temps wu Ablaye Wade mais bu njëkk ñiy liggéey géej maanaam mool yi ñoo ko doon def parce que ñoo xam yoon bi ñoo xam bu ñu yoree seen gaal dinañ xam fu ñu dem. bi ñu gisee muy dem nag ñëpp dugg ci ñoo xam ne xam nañu géej ñoo xam ne xam nañu géej muy affaire bu metti te dama ci profito di jaal askanu Sénégal yëpp rawatina képp koo xam ne am nga ku ci wàññeeku di wax ne ñu ngi lay jaal di ñaanal yàlla ñi fi jóge yëpp yàlla xare leen àjjana xam naa ne li leen tax a yëg jóg mooy wuti am rek pour teral seeni ñooñ ba loolu fekk leen ci parce que ku xamul géej rek mooy songu géej parce que waxuma la sax gaal gi suuf mais bu dee xamuloo géej neer bi ngay neer ci wocc bi ngay woccu rek mun na la faat balaa nga egg waxuma la sax nag gaal ba suux wala yu demee noonu mais parce que di nga gis gaal gu daw ba egg mais ñu bari dañuy dee parce que xamuñu géej parce que bu ngeen déggee actualité ñii ngi jógee Ngaye Mékhé ñii ngi jógee Louga ñi ngi jógee Linguère te ñooñu duñu nitu géej xamuñu géej waaw te géej dafa amul bànqaas li ñu koy wax waaw donc vraiment mu nekk situation bu xaw a metti boo xam ne metti na ñëpp te yàlla def na amul solution parce que li nit ñuy foog ak li am moo bokkut parce que dañ defe ne Europe boo fa demee rek da ngay ramasse xaalis rek ñëw teg parce que demu Ablaye Wade am na ñu fa demoon ba léegi tabaxuñu brique waaw mun ngaa dem nag yàlla ubbi la chance parce que wërsëgu nit moom yàlla rek ko yor mun ngaa dem am wërsëg mais am na ñu fa dem ba léegi am këyit am lépp mais ba tey jii amuñu néeg bu ñu defar te fii man affaire bi daf ma xaw a dem ba xaw maa jaaxal dox ma jaaxal ma bu doon par exemple ñoo xam ne amuñu liggéey rek mun naa ne ñii liggéey moo tax mais da ngay gis koo xam ne yaa ngi ci situation parce que gis naa ñoo xam ni dañoo jaay seen matériel am kër bu ñu tabax am ay soxna am oto am quincaillerie am loo yor bàyyi ko fi dem xam nga loolu doo comprendre waaw bu doon koo xam ne sax amul gis nga am da nga gis étudiant boo xam ne jàng nga ba am sa master am sa lal nga bàyyi ko fa nga dem yooyu sax mun nañu peut-être que da nga yaakaar ne boo demee da ngay am lu ko gën wala da ngay am liggéey waaw mais c'est un phénomène un peu complexe parce que am na loo xam ne aussi suñu mbokk yi nekk Europe aussi dañ koy dawal bu ñu ñëwee fii ku leen gis rek day ne vraiment fee lu fa nekk du jeex. comme lan. comme ñëw di takk seen i affaire di bondeel di taal xaalis fii nanga di influencer wala nga dëkk nit sa doom baay nga nekk ak moom ñëw moom lu mu ramassé fa mun na fa def 2 ans lu mu ñëw di teral yaayam yow sa yaay toog di xool xam nga daf lay def benn situation ba nga xam ne yow da ngay defee ne affaire bi dafa yomb te Europe man yàlla may na ma chance def naa fa 4 ans mais bi ma demee gis ko te temps boobu ma fay def 4 ans boobu j'étais beaucoup plus jeune mënoon naa toog mais bi ma jàngatee yëf yi xam naa ne foofu du solution il faut ma ñëw sama réew li may jot a am ak as néew ci xam-xam ma utiliser ko pour yàlla defal ma teranga mais def naa ñaari at Italie amoon sama séjour ak yëpp bi may dem dama ko maye def naa France ñaari at bi ma fay jógee dama may sama séjour daal di ñëw waaw parce que fii am naa fi ab liggéey boo xam ne nu mu tuuti te boobu salaire
pêche demul noonu mais dama ne mun naa ci suturlu sama njaboot du ma jaral may dem parce que dama fa nekkoon ak ñu ñuy wax muudu ma gis situation condition yi ñu nekkee ak ni ñuy def ba am xaalis di nga fa gis ñu toog fa ñaari at ñetti at doo ñëw Sénégal bàyyi fi njaboot bàyyi fi ñëw te boo ñëwee c'est vrai di nga indi xaalis ñu bari dañ koy yàq ba bu ñu ñibbi sax du ñu am paas bu ñu ñibbi parce que dañ ko yàq di jaay jomba ñaaw boo xam ne c'était pas ça waaw parce que émigration boo xam ne moo lay mën a may possibilité nga def ay réalisation c'est très difficile. waaw léegi pour loolu nga xamante ne xale yi ñu ngi jóge fii di dem. léegi gouvernement bi yow sa jàngat tuuti seen taxawaay système bi nga xamante ne ñoom moom lañ doxal moment bi wala avant temps yële jamono yi paas yëpp wax booy seet wax nga ko si biir wax ne nga amoon na fi. ñoom système bi lan lañ war a def. waaw man daal li ma jàpp mooy déjà ñu arrêté ñu jël suffisamment de dispositions pour arrêter immigration bi nañ jël les moyens qu'il faut marine beeg yow ñu fexe ba nit ñi bu ñu dem ensuite ñu sensibiliser nit ñi maanaam il faut ñu wax ak nit ñi wax leen li xew foofu qu'est-ce qui se passe lan moo leen di xaar parce que loolu jarul nëbb et troisième position essayer de trouver des solutions pour les jeunes pour que liggéey mën a am ñu mën leen jox ci lu ñu jàpp ñi jot a liggéey ak as néew ñi lu ci jot a ak léegi ñu jëm la jàppale pour que ku ci nekk loo nekk rek gis ci sa bopp parce que lu nit ñi xamul mooy Afrique aujourd'hui tey jii fu àddina bi toll Afrique mooy ñëpp fii la ñu bëgg a ñëw européens yi day yàgg mais fii la ñu jëm si parce que li ñu soxla ñu ñoo ko yor te bu ñu fi toogul yor ko toppatoo ko nu ñu ko war a toppatoo dina am problème donc vraiment c'est un problème global c'est vrai gouvernement bi mu ngi ci doon góorgóorlu parce que def nañ ci ay création d'emploi ay DER ak ay FONGIP ak yu bari mais peut-être que peut-être des na parce que li nit ñi yaakaar loolu doyul te encore ñu jóge ci mbas mi bon problème bi bari économie bi taxaw keneen ku loo amoon sax lu mu tuuti pratiquement dootoo ko mën a utiliser loolu pousse ñëpp defe ne bu ñu eggee fële parce que déggaale aussi ne boo demee fële gars yi presque ñi fa amoon doole yëpp dee nañu soxla nañu africains yi pour ñu liggéey ci tool yeeg liggéey ci naam alors que ça c'est pas vérifié waaw c'est pas vérifié donc vraiment di ñaan ñu dal metti na mais toog daal ba xoolaat di seet nu ñuy def ak le gouvernement s'il faut faire des pressions avec le gouvernement parce que loolu tax ñu fal leen pour ñu jàppale askan bi mais daal bañ a risquer géej gi wala kuy demet fexe ba jël avion normal def sa visa nga dem loolu yàlla jox nga jël moo gën daal risquer dem te tey jii Europe bari na Sénégalais yu fa nekk lekk ñu naanuñu ci biti li ñuy tëdd dañuy fanaan ci gaar yi di leen fanaan ci mbedd mi c'est extraordinaire waaw loolu nag baax na gouvernement bi di mën a indi information yooyu di leen ko jox di ko filmer di ko indi pour ñuy gis ne lii moo xew foofu li leen di gars yi di wax ñëw leen yombut waaw de mën ngaa dem nag yow sa bopp dem fa peut-être doo am problème di nga lekk di nga naan di nga am foo dëkk boo dee jàmbaar nga mais doo defar dara sa réew. d'accord mais tamit dama seetlu dama gis ñi nga xamante ne moment bi ñoo ci ëpp ñuy dem ñu si bëri dañu nekk ay mool yi boo waxee ñu ne léegi géej gi doxatul mënatuñ fi toog di xaar parce que géej gi amul dara lan mooy problème mu géej gi moment yi. bon c'est vrai que géej gi y a beaucoup de problèmes y a beaucoup de problèmes benn matériel yi ñuy utiliser du loo xam ne dañ ko c'est autorisé maanaam xam nga yàq gi moo bari day commencer sax ba ci mool gi mool yow mën nga am ay caas yoo xam ne wóor na la kii boo ko dugalee ci géej gi day yàq mais nga di ko utiliser parce que da nga bëgg a am léegi affaire te géej gi aussi léegi du pour mool gi rek léegi ku tëb yaa ngi ci géej fii boo demee tefes ñi nekk ci kaw géej ñëpp ñu ngi ci biir donc du mool gi rek ñi doon dem géej rek ñoo koy def bi ci des am na problème mu bateau yi dégg ngeen temps yële ñuy wax licence de pêche yeeg problème yi ci am loolu aussi il faut que gouvernement bi jël ay dispositions que au lieu ñuy signer ay accord ak yenn dëkk yi ñu bàyyil ko réew mi ñu bàyyil ko doomu ndaw réew mi ndax
tey jii ñu bari Sénégal sax naan du signer accord ak étranger mais ñoom dañ koy contourner dañuy ñëw comme ñëw Sénégal ñu ñëw ci Didier Ma ne ko bon ok ñun dañuy am ay bateau dañ ko bëgg a sénégaliser yow ñu jox la 51%. ñoom ñu téye ñooy te 49%. yow yaay majorité donc ñu ne yow léegi pavillon bi Sénégal la ko moom mais boo demee ba ci biir xaalis bi lu koy doxal ak ñi yore yëf yëpp ay waa bitim réew lañu te boobu ñu ngi njëriñoo alalu géej gi di lor suñuy mool xam nga tey li ñuy dal ñun suñu mool yi jëm ay Mauritanie ñu leen fay jàpp di leen di fetal bu ñu demee Guinée Bissau balaa nga am licence boo xam da ngay sonn mais ñun tamit war nañu jël des dispositions pour protéger suñu géej parce que ba léegi ñun géej gi ba daanaka ku ñëw rek da ngay napp amuñu restriction boobu te suñu mool yàlla may na leen xarañ dañu professionnel dañu am xam-xamu géej fu ñu dem rek fu jën bi nekk mën nañ ko jël boo demee Guinée di nga leen fekk boo demee Guinée Bissau da nga leen fekk boo demee Mauritanie da nga leen fekk boo demee pays européen sax da nga leen fay fekk donc ñun li ñu fi jot a am dañ ko war a yaxanal pour que mool gi ak ñi liggéey ci wàllu géej mën koo dunde te rax ci dinaa ci yokkaat beneen point mooy wàllu pétrole bi xam nga pétrole bi ngi ñëw te pétrole bi ci ëpp ci luñ ci fu ñu koy trouver ci biir ndox mi la nekk géej gi te surtout dans les zones boo xam ne foofu la ñuy nappe xaw ma peut-être que miin nga tuuti mais bu ñu la nee Sangomar foofu la ñëpp di nappe jën yi fa la ñuy jure mool yi fa la ñuy nappe borom mbaal yi ñu bëri bu ñu la nee rek dama Sangomar laa jëm foofu la affaire bi nekk te foofu dafa am ay teenu pétrole te pétrole ak jën ak environnement maanaam tout ce qui vit la àndul seet leen ko ci àddina bi fu am pétrole lu am jën loolu aussi lu ñuy war a waajal la balaa ñoo commencé exploiter gouvernement bi war naa jël des dispositions pour mool gii xam ne loolu rek la ñuy liggéey parce que mool amul beneen liggéey dem géej la am jàpp jën ñëw jaay boo ko xañee du sotti. mais moom moment yi nag dañ leen ko xañ ci côté yëpp parce que booy seet fépp a ngi metti ci mool gi. way fépp a ngi metti ñoom ñëpp a ngi kaas boo waxee ñu ne ministre bi gouvernement bi. problème bi tout le temps mi ngi dem léegi nag ñoom nañu jëm a xool ak yow sa gis-gis lan nga gis ne buñ ko defee entre ministère boobu nga xamante ne moo yor pêche bi. ak nappkat yi te tout le temps ñu ngi toog di waxtaan mais damay gis ne duñ jubóo mukk quoi. waaw mais parce que defe naa ne solution yi ñoo génnagul rek parce que du ministère bi rek. ministère bi rek mënu koo régler il faut mu wax ak mool gi il faut mu wax ak mareyeur yi il faut que mu wax ak les collectivités territoriales parce que ñun ñi nekk fii xam nga pêche aussi c'est pas une activité transférée c'est pas une compétence transférée ba léegi gouvernement moo ko téyel boppam maire yi amuñu ci benn activité mais baax na ñu boole leen ci pour waxtaane ko pour que ñu mën a trouver des solutions parce que tant que defuñu ko problème yi dafay am parce que lii di ñëw muy waaju pétrole bi wala leneen bu ñu bàyyi ba mu ñëw dañ ko war a commencer léegi togg pour suba mool gi ñu mën leen canaliser parce que boo ñëwee mool tey jii parce que gouvernement bi def na effort ne may leen ay moteur parce que may laa ko mu tudd parce que dañ leen jox subvention chaque moteur jox na leen subvention 1 million wàññil leen ko bu baax waaw bu dee 1 million 400 lay jar 400 ngay jox la moteur moteur bi nag il faut nga nappi jën boo amul jën ça pose des problèmes te fépp fu amuloon moteur am na moteur fu amuloon gaal am na gaal loolu dafay def pression ci géej gi parce que am na lu ñuy wax effort de pêche mooy lépp loo xam ne day dugg ci géej gi pour napp génne jën bi gouvernement yële passé dañu ne woon dañuy wàññi effort boobu maanaam gaal yi dañ leen di wàññi mbaal yeeg yooyu ciy dem mais gouvernement bi bu mu ñëwee yokk na jox leen ay moteur moteur yooyu il faut ñu utiliser leen d'accord te bu ñu amul lu ñu napp Barça wala Barsax bi rek moo ci am da nga jël moteur bi taal wuti Espagne wala nga dem moteur bi def ci drogue wala taal moteur bi jaay fraude dëgg la parce que boo amul jën mooy napp mool gi amul lu mu def leneen du béy tool deful dara jàpp jën la xam bu amul jën mu jàpp il faut mu am leneen lu mu wuti surtout ça voilà waaw jërëjëf maître Babou ñu ngi lay jaaree bu baax a baax di la jox sa wàccu waaye foofu tamit dañ fay taxaw tuuti seetlu booy seet xam nga boo nee gouvernement da nga naan njiitum réew mi da nga naan Macky moment bii jamono yëpp yaa ngi xool li nga xamante ne moo xew ci Sénégal muy maanaam yeesalaat bi am ñu dindi am ñu dugalaat
yow en tant que adjoint au maire yaa ngi xool yaa ngi suivre actualité bi jàngat bi nga xamante ne moom nga jàngat noonu ak sa vision ak sa xam-xam ak li la yàlla may. nan nga gisee moment bii nga xamante ne Sénégal gi fan la jëm. waaw xam nga gouvernement ak politique du lu yomb. te loolu constitution bi moo ko jox le président de la République. moo ko jox sañ-sañ. tànn ñoo xam ne ñoom lay liggéeyal. parce que bu ñu demee ba war a falaat. moom la ñuy laaj bilan duñ ko laaj ministre yi. donc ministre aussi mook fonctionnaire ñoo yem. dañ lay nommé. suba fii ginnaaw suba fële. d'accord yow yaa yor sa affaire moom mooy soxla moom mooy seet fan la la soxla. bu mu xool na bu mu jógee ci élection yi def na gouvernement. peut-être gis na gouvernement bi doxut. wala am na lu des. mu changé waat indi aat ay nit. pour booster ko. pour nga mën a def fast track. loolu nag aussi dañ ciy am yaakaar. parce que njiitum réew aussi doo toog di seetaan rek. boo gisee ne li nga yaakaar parce que yow li yaay def sa feuille de route. ministre bu ne yaa koy ne am sa feuille de route a ngi nii. jaaral fii. defal ma lii. bu tolloo yaa war a xayma. ndax yow. li mu la wax. def nga ko. wala defuloo ko. dëgg la bu ko defee yow yaa mën a xayma donc moom jël na ay prérogatives def na ay changements. mais dañuy def rek ñaanal leen yàlla. pour que li gën ci Sénégal yàlla def ko. ci résultat. pour que nit ñi mën a dem ci kanam. waaw ñu si bëri dañuy wax ne gouvernement politique parce que koo ci laaj loolu la lay wax. yow nan nga ko gisee. mais gouvernement par nature politique la. parce que gouvernement politique la. Macky Sall politique moo ko fi teg. balaa mu nekk président de la République. boo ñëwee ba teg xam nga mënoo jël ay technocrate rek. tegle leen seen wet. bu subaa boo bëggee falu day métti. loolu sax nga gis nga ne moo indi problème boo xam ne ñun le président boo nekkee président de la République da ngay bàyyi sa parti. te mënu ko bàyyi parce que boo ko defee aussi maanaam doo am wéeruwaay. donc le gouvernement est par nature politique. kon daal yow nii nga gis ne Macky suñu président bi doxalee na ko yow da nga apprécier loolu. waaw rafetlu nañ ko ñun vraiment sama turu ALDR Yeesal. ci turu département bi yëpp. ak turu commune bi. ak sama parti sax en général. ñu ngi rafetlu. gouvernement bi. luñ ko tëggee. waaw parce que ñun ñooy fal Macky Sall. bi campagne jotee dañoo ànd ak moom xeex pour ñu fal ko. d'accord comme fal nañ ko nag. dañuy am ci moom kóolute. pour que nu muy doxee réew bi mu mën a jëm ci kanam. lépp mënul baaxandoo. moo tax muy di def ay changement di dugal ku nekk aussi c'est la même chose. ku nekk sa kër. wala yenn journaliste sax seen organes yi. da ngeen di jékki-jékki changer programme. changer journaliste. recruter ay ñeneen. pour que affaire mën a dox. mën a dox surtout. parce que ceebu jën bés bu nekk aussi bu yàggee. day doy waar. day sax parce que boo yaakaaree ne yow bu ñu la falee ministre. sa kër la. keneen waratul dugg. day doy waar. non ça devient problématique. waaw surtout comme d'accord ngeen ci gis nañ loolu tamit da ci am solo. mais seetlu nañ tamit beneen ponk. comme li nga wax sànq yeesal. waaye yeesal ñoom boobu ba léegi dañ leen dégg ñu ne toog rek. defuñu benn action ñi ngi toog rek mais yéen fu mu toll nii seen vision ak seen xalaat ak seen xel fan ngeen jëm. yaa ngi toog ànd ak programme bi ba tey wala am ngeen yeneen i gis-gis yoo xamante ne yeneen koy gis pour dox ci loolu. non xam nga ñun balaa ñu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar ak le président de la République. dañoo waxtaan ci biir programme. xam nga Macky Sall bi ñu ko njëkkee fal ñun faluñu. moo tax dugguñu woon ci gouvernement bokkuñu ci woon. parce que loolu mu tegoon comme programme doyuñu woon. à 100%. bi mu toogee ba toog ne dañu war a ànd ak ñun. muy waa LDR Yeesal. mu gisee ak le président Modou Diagne Fada. ñu waxtaan ci wàllu programme. maanaam ñu génn suñu programme teg. ñoom ñu génn seen programme suñu cadre yi toog ñu waxtaan. weccoo xalaat pour tëgg benn programme global loolu dañ ko def ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar yëpp. programme bii ñu doxal suñu programme la ñun. LDR Yeesal suñu programme ñi bokk ci majorité présidentielle bi yëpp. donc ñun nous sommes d'accord ci lii muy doxal. ñi ngi doxal nag suñu activité politique. surtout waaw parti buy dox la ñu instance yaa ngi daje ñi ngi waxtaan. et ñi ngi liggéey aussi parce que bi ñu génnee ci gouvernement bi yàlla def na le président Modou Diagne Fada
jox nañ ko Sonacos. te Sonacos bi mu koy jox ñëpp xam na ni mu ngi sëngéem. mu dara doxul woon. mu redressé ko mu def na plus de 20 ans. musul am bénéfice. ay perte rek lay am. ren ji yëkkati nañ ko ba bénéfice génn. unité yu bari yoo xam ne tëddoon nañu. muy ñi def diwlin bi. ak vinaigre bi. dañuy war a commencé waat. mais kooku liggéey bu am solo la. te Sonacos dafa nekk loo xam ni appareil boo xam ni dafa am solo. ci dundu réew mi. waaw parce que dafa basé wu ci agriculture. ànd ak béykat yi te loolu vraiment li ñuy doxal nii. je crois que bu ñu demee ba ci kanam. Sonacos bi ñu xamoon bu njëkk. dina dellusiwaat. te daanaka sax dellusi na. yaamoon naa yaakaar nag. ci gouvernement bi président Fada na ci bokk au moins. waaw parce que liggéey na ko. def na résultat. mais comme ni ñu la wax rek on a confiance à monsieur le président de la République. peut-être. ci kanam raw waaw lii noonu la ko gisee. mais ñun nous sommes d'accord parce que ñoo ko signé woon. d'accord voilà. bon un niveau départemental ak communal bi nga xamante ne yaa fi nekk yore ko di ko doxal. à moment bi ci lan ngeen nekk. waaw ñu ngi ci wàllu politique. waaw ñu ngi liggéey ñu ngi si instance yaa ngi dawal. ñu ngi doxal. Mbour ñu ngi daje. ñu ngi def suñuy réunion normalement bon suñu structure yëpp. wàllu jeunesse bi wàllu jigéen ñi. troisième âge bi la section. la fédération départementale. ñu ngi gisee di waxtaan di doxal en attendant comme parti yëpp ñu ngi def ta ñu daal nous sommes un parti qui marche. où les structures marchent. et nous sommes en train di doxal daal. ba ma doon wax bilan bi nga xamante ne waaye Yeesal ñu ngi koy def ci département bi sa xel dal na ci ñoom liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi koy def lan nga gis. waaw baax na baaxagul wala. tane na mi ngi raam man daal li ma gis ko parce que comme tey jii. ci li gën a fës ci Yeesal. man maa fi nekk fi adjoint au maire. ci wàllu loo xam ne dañ koy mën a. gis ci wàllu activité publique. te am naa yaakaar ne. maa ngi góorgóorlu li ma mën de maa ngi koy def pour la satisfaction. des besoins des populations. surtout lépp loo xam ne mën naa ko pour que population yi gën a gis seen bopp ci yëf yi. maa ngi koy def. dëgg la bon les autres ils sont dans des services ñu ngi nekk ci seen i activités. que ce soit au niveau de la politique. ñu ngi ciy def cadres yi ñu ngi ciy liggéey jeunes yi ñu ngi ciy liggéey femmes yi ñu ngi ciy liggéey jeunesse maa ngi ciy liggéey. boo demee ci majorité présidentielle lépp lu ñu mën a def ci biir Mbour ñu ngi ci biir. d'accord waaw ñun daal danañ ci waslu àq. ba ñu jublu nag. ci yeneen activité incha allah. d'accord mais en tant que adjoint au maire nekk fi nga xamante ne mooy Mbour yore tamit Yeesal bi di ko doxal. lan nga gisee adjoint au maire rôle am ci dëkk lan la war a comporter woon lan la adjoint au maire parce que ñu ci bëri ñuy dégg adjoint au maire. mais après maire bi rek la ñuy dégg adjoint ñu ci bëri duñ leen gis duñ leen dégg lan moo war a loolu. waaw xam nga adjoint yaa ko dégg adjoint maire mooy jël ci li mu am dénk la. su ko neexee mu nangu ko. dara du ko ci fekk. adjoint maanaam yow yaay jàppale maire équipe municipale la. maire dañuy fal maire fay adjoint yi. ñun fii à Mbour nous sommes 9 adjoints. ku ci nekk am na lu ñu la dénk. li la dénk it maire moo la ko dénk. su ko neexee mu jëlaat ko. d'accord su ko neexee mu jox la dara bu subaa moom mu doxalal ko boppam. mais yow comme en tant que adjoint au maire comme lan boo ñu doon yeesal dañu wax lan lañ la dénk. fii nii bon fi mu nekk nii comme li nga xam maa lay wax nii wàllu pêche. ñu ngi ciy jox luñ ci man parce que pêche bi moom. defe naa ci quai de pêche yu gën a dox ci Sénégal. Mbour ci la bokk. d'accord waaw. ñu ngi ciy liggéey lu bari. wàllu électricité aussi ñu ngi ciy góorgóorlu. di ci def lu bari mais bon ça avance bien daal. loolu duñ ko mën a waxee. waaw surtout comme sànq li nga wax am nga ci xalaat ci côté pêche bi. foofu tamit yaakaar naa ne buñ la ko dénkee lu ci bari au niveau départemental war nga ci mën a liggéey bu am solo. waaw effectivement te ñu ngi koy ci la ñu nekk guddi ak bëccëg. amul ndaje ba démb rek. ñu ngi daje woon au niveau de la préfecture. ak le préfet ak commissaire ak les pêcheurs. parce que y avait des problèmes. ci entre ay pêcheurs. problème fii Mbour. waaw problème mooy ci wàllu li ñuy wax fele-fele. ak pêcheurs yeneen filets yi. waaw dafa amoon tuuti. tiraillement. ba ñu bëggoon
jàppante mais yàlla def na commissaire jël ci ay matukaay yu am solo. préfet woote démb ba ñu trouvé nañ ci solution. ba alhamdulilah rabbil alamin lépp ngi dellu na ci jàmm daal. waaw souvent tamit dañuy seetlu kee Mbour bi dafay bëri ay coow tout le temps. waaw coow loolu noonu ah. géej moo mel noonu. géej moom ak coow ànd. mais du coow boo xam ne coow entre xam nga bële passé. peut-être ñàkk déggante woon na rek. mooy kee bu bees bi ñu leen bëgg a defar. ñàkk waxtaan la woon ak ñàkk déggante. mais je crois que bi ñu waxtaanee. je crois que on a trouvé des solutions. d'accord waaw tey jii les gens sont d'accord. incha allah quai de pêche bi dinañ ko fi taxawal balaa yàgg. bu bees tax. xam ne japonais yi ñoo ko financé. ñu war koo doxal. jën yi ñu am fii ñu gën koo ñoŋal. exportation bi surtout. parce que c'est surtout pour l'exportation pour que jën bi gën a am njëg. ñu gën ko mën a traiter dans des conditions. yu rafet. yu set. yu sell. yoo xam ne dinañ ko mën a jaay. prix boo xam ne. prix bu am solo lay doon. dëgg la Sénégal booy seet moment bi nga xamante ne ci la ñuy wax ak yow njàng mi ubbi na. waaw. En tant qu'adjoint maire yaa ngi xool yaa ngi gis. jàngalekat yi ak parents d'élèves yi ak gis nga dëkk bi ni mu demee nii. en tant que économiste yow mi nga xamante ne mën nga xool xam ne suñu Sénégal gi moment bii ñu nekk ni koom bi dafa wàññeeku. boo ñu doon jàngatal ci loolu lan nga ñuy wax. waaw man déjà damay sant yàlla bu baax a baax li école bi ubbi. parce que xam nga daaw daanaka école bi amul. ndax mbas mi. dëgg vraiment arrêté na activité arrêté école bi. ba vraiment indi woon na njàqare. parce que réew njàng ko yor. yàlla def na bi ñu fi amee le président de la république également. jël na ay mesures yoo xam ni des mesures énergiques. jël courage am à 2 mains. indi ay changement jël ay décisions yoo xam ni. alhamdulilah tey jii yàlla jàppale na. dëgg la parce que mbas mi fi mu nekk nii bu ñuy wax ne léegi ay traces la. te dégg ngeen réew yu bari. fi mu nekk ñu ngi sonn ci loolu. mais alhamdulilah Sénégal. wàññeeku na baax a baax ba école bi xale yi mën nañoo jàng. naam nag mën nañoo jàng mais teel taxawul ne affaire bi jógu fi. franchement ni ci réew mi. dëgg la waaw de vraiment moo tax dañ ci sant yàlla bu baax di ci gërëm. président de la république. gëmam ci acteurs yëpp. et gëntee sant les acteurs sanitaires. maanaam ñi liggéey ministère de la santé. def nañ ci liggéey boo xam ni. vraiment wane na ne Sénégal. boroom xam-xam naa def. dëgg la parce que yaakaaroon nañu mbas yi bu duggee Afrique dina la faagaagal. surtout mais tey jii vraiment coronavirus bi. fexe nañ ba téye ko. ba def ci li nga xam ne. vraiment ñu ngi ci sant bi yaa activité baa ngi commencé reprendre. et commencé ko ci école bi. bëgg acteurs yëpp nag. vraiment di leen ñaan. ñu jàppalante. muy enseignants yi. muy parents d'élèves yi. surtout muy élèves yi. ku ci nekk sa warugal nga mën koo def. ba école bi mën a dem. parce que école bu demul. dëkk bu sotti te enseignants yi aussi. que gouvernement bi gën leen mën a jàppale. surtout parce que vraiment sonn nañu. te bu yàlla defee. nga signé ak nit. accord. da nga ko war a. doxal wala boo ko mënul kii aussi nga woo ko. nga ne ko sëñ bi maa si yowoon ak yow lii. mais yàlla def na nga poos yi kiiwul na nga dañ koy dàq ba beneen et cetera et cetera. ñu bañ a def bras de fer quoi. vraiment. fi mu nekk nii ren daal damay ñaan acteurs yëpp. ñu fexe ba. liggéey bi xale yi mën a jàng ci jàng bu dal. professeurs yi mën a def. seen activité dans de bonnes conditions ñëpp nekk ci jàmm. mais côté économique Sénégal. booy seet poche yi rës nañ de. waaw mais du Sénégal rek. mais du Sénégal rek. waaw léegi système xam nga affaire bi mooy kenn mënul dem mënul dikk. xam nga léegi sax ñun tànn ni parce que bu njëkk bu ci nekk yaa ngi door sa masque. dëgg la léegi sax xaw nañ ko wàññi tuuti bien que jeexagul. mais kenn mënutul dem usines yi tëj. dara doxatul. il faut mu metti. d'accord il faut mu metti. te loolu dafa gën a metti ci biir Mbour wax dëgg neex yàlla. parce que biir pêche la ñu am. boo seetee usines yi ne woon Mbour usine de pêche yi ne woon. kenn daal yu tëj nañu. tëj nañu lan moo waral tëj. mun naa sax bon beaucoup de problèmes. moyen manque de moyen. waaw am na manque de moyen am na bon fi am na ñaar wala ñetti usines yu fi dox. mais bi ci gënoon mag di Icagel dafa lakkoon. bon ñu am problème ak ay assureurs ba defe naa boobu moo tax ba léegi ci jiw. te loolu
50% des travailleurs yi doon liggéey foofu ci étranger la nekkoon. xam nga loolu aussi dafay sonal dëkk. waaw bëgg nag gouvernement bi vraiment mu jàppale ñu. pour que yeneen usines. mën a ñëw installé waat am na sax. mais dañu bëgg mu gën a bari parce que ñun pêche la ñu yaakaar. d' accord mbuur bu pêche amul. dara mënu fee doon. d' accord jërëjëf monsieur le maire tamit doon nañ seetlu daan gis parce que daan nañ la suivre di xool say action daan nga dajale ay nit di leen jox ay dërëm ñi ay ñaar dërëm pour ñu ut koom. benn moment dama xamagul. gisatuma ko wala maa fi gëj wala maa la gëj a gis ci action yi foofu ba tey yaa ngi ci loolu wala da nga tagga tembe. non tagga tembe wu ma sax xam nga lëf boo koy def da ngay dem ba ci biir nga évaluer. te dafa demoon ba ñëpp dugg ci. parce que bu ñu doon wax financement fii biir Mbour. bàyyi tubaab lañ doon wax. surtout. ñu ciy dem ba gars yëpp ñoom tam subaloo ci bëgg a def la même chose. bi ñu évaluer ñu ne bon ñun on change d' activité. dañuy dem ci yeneen activité. di jàppale ci écoles yi di jàppale daara yi. di jàppale les populations. ci beneen action yeneen genre ci sensibilisation conscientisation. dinañ def sax ba léegi financement. mais dootuñu ko def envergure bi ñu ko doon def. parce que léegi. quand même les organismes de financement. bari nañu état bi dugg na ci. léegi état bi presque ak DER bi. yooyu yëpp ci loolu rek lay ñun loolu la ñu doon def. waaw dañu doon liggéey ak des partenaires dugal suñu alal. pour que nit ñi mën a liggéey. te vraiment maintenant xaw naa tas. il faut faire autre chose. voilà loolu nag ci loolu la ñuy jublu. waaw ñu jàppale ñi ñu mën a jàppale. ci ay anam yu bari. mais bon financement bi moom vraiment wàññi nañ. financement wàññi ngeen ko. waaw parce que ça n'a plus de amatul pertinence. parce que dafa bari. dafa bari. politiciens yi dugg nañ ci état bi ñu ngi koy def. institution de préfinancement ñu ngi fi. te bon vraiment macha allah te man temps yooyu ba ma koy def. dama doon dem ay tefes di dugg ci dëkk bi. di xool jën nit ki rek pour nga am xaalis boo jëndee jën pour jaayaat ko am ci dara doon def. loolu laa jàngatoon ak staff bi ñu nekkaloon. ñu ne bon ñii bu leen jàppalee dina dem. ma leen jox ay 30 000. bu la joxee xam ne yow daa am dara ma jox la 30 000 weer. ngay dem di jënd di jaay di tourné. bu weer dee nga dem remboursé. tuuti. ab junni. ñu jëlaat leneen dencal la. ba sa boor jeex bu sa boor jeexee soxla sax ngay leb. yow li nga fa dencoon na ngi nii mën nga cee départ. c'était ça le système. système bi loolu. waaw loolu la pour jàngal nit ñi rek ñu ngi liggéey c'est pas pour distribuer de l'argent amuñu woon xaalis bu ñu distribuer. dañ leen doon won naka la ñuy defee entrepreneur. d'accord waaw. mais léegi souvent Sénégal booy seet politiciens yi dañuy yor xaalis comme ni mu koy wax di mel ni dañuy jënd nit ñi population bi di leen nax ci côté boobu sax laa koy mën a waxee di leen utiliser surtout bu ñu la utiliser ba teg la poste bi ñu la xamante ne moom nga bëgg après yow pare nga ci ki nga xamante ne moom mooy militant bi wala militante bi. politicien boobu. xam nga loolu moom ci politicien bi la mais ci nit ki la aussi. parce que yow yaa koy wut. bu dee yow da ngay wut ku la jox dara. koy xam ne day wuti. nee la kaa ñu ànd wuti. nga bëgg mu lay jox di wuti. li mu jot a am mu ñëw jox la ko. mais bu la ko bu fexee ba jox loolu mu la doon jox yow fu mu koy jëlee. parce que ko amul. wala da ngay ñàkk rek li nga am nga bu ko jox. doo jël sa parce que man loolu laa doon bañ. li ma doon bañ mooy di jox nit xaalis parce que mënul wéy. génne sama poche di la jox mënu ma ko. parce que bu yàggee damay biineewu. biineewal sama waa kër. man du ma politique li may politique dama lay wax sama dëgg sama akulaay taala. que lii la demee. li ma la mën a jàppale leen dinaa la ko jàppale. dëgg la ci entrepreneuriat naka la ñuy def ba nga dugg ci ay affaire jàppale la ci loolu. mais c'est pas des choses à donner. d'accord dañ lay koy abal. boo paree boo fekkee ne teg nga ba tegu ci yoon nga delloo ñu mën a jox keneen. d'accord mais ki ko jël def ko arme wala def ko métier boo xamante ne moom ci politique rek lay dundee. ñooñu lan nga leen di wax boo leen di yóbbante. loolu mooy loolu parce que ñun. ci LDR Yeesal boobu pour la plupart. ñun li ñu gëm mooy suñu politique du liggéey du politique du liggéey. d'accord. ñun fii ñëpp ñuy ànd. ku ci nekk am na ci loolu yëngu. d'accord. bu dara amee du ba monsieur Babou rek mooy génne poosam joxe. tous les responsables ku ci xam ne yaa ngi foraatu as yëpp da ngay génn dara dugal. nga seet ay activités. mais doo ñëw rek nga ne bon nay ànd ak man ma di la jox. d'accord. parce que bu may ànd ak yow di la jox yow sooy ñëwee rek mu jox ma sa dépense kër sax maa la koy jox. bu ma yàlla joxee dara balaa ma laa joxe damay li ma doon dépense dama koy delloo ba pare. loolu dañ may jàpp di. wala sama affaire doon ñu am lekk. donc
politique bu baax. mooy wax nit ñi lu ñu mën a gëm. du xaalis rek. boo demee nekk ci position boo xam ne mën nga jàppale nit. ba may la xaalis. mais am nga projet boo xam ne mën naa la jàppale. lu ma la koy may lu ma la koy abal. mën naa la jàppale su dee sama doole mën na ko. d'accord mais je te dirai la vérité. ok du ma def politique bu. may xaalis distribution de l'argent dama ko amul sax. d'accord parce que balaa nga ne naa am ne fa. dëgg waaw boo joxee xaalis da ngay am xaalis. d'accord waaw. d'accord yow ak sa digganteeg ñi nga xamante ne ñooy leader politique yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi wala biir Mbour. seen relation concurrence la jàmm la lan la. bon politique sax boo ko déggee politique moom boo ko déggee day am concurrence. bon mais ñun li ñu am ci ndigal ci suñu parti. parce que ñun nous faisons partie de la majorité présidentielle. li ñuy wax mooy lépp li majorité bi def dañ ciy ànd. ñu àndandoo. di xàccandoo dóorandoo. donc képp ku fi nekk responsable rek ñu yëg yow amuñu xeej ak seen. d'accord même opposition bi sax am nañu am dañuy waxtaan. parce que njëriñu réew. wala njëriñu dëkk bi. du man rek maa ko denc. du maire bi rek Fallou Sylla moo ko denc. du ñëpp rek dañ ko war a booloo. dañ ko war a pencoo. may jël ci kii di jël ci kële pour que bu subaa ma am expérience boo xam ne dinaa ci mën a doxal. d'accord c'est comme ça qu'on amuma ci benn problème ak benn leader. d'accord waaw mais si biir yeesal boobu nga xamante ne mooy yeesal comme ni nga ko waxee comme yaay coordonnateur bi. LDR yeesal waaw LDR yeesal boobu nga xamante ne yaay coordonnateur bi nekk fii di ko def tamit comme ni nga ko waxee bàyyiwoo benn yoon yaa ngi def liggéey bu am solo. maire Mbour ñëpp xam nañ ne deuxième adjoint nga. te fu mu toll nii booy seet Sénégal ñu si bëri ñi ngi bàyyi xel. élection yi di ñëw ñu ci bëri ñi ngi xool ñi ngi bàyyi xel waxaguñ nag ñenn ñi dañuy wax ñenn ñi dañu nangoo wax ñenn ñi nangooguñoo wax waa LDR yeesal yéen a ngi ci Benno Yaakaar ba tey wala yéen a ngi toog di xaar di déglu ñun ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar enfin pas Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle te ci biir majorité présidentielle ñun dañu amoon beneen coalition bu ñuy wax Benno Liggéeyal Mbour moo ñu indi ci maire bi fii d'accord donc dañuy liggéey pour li ñuy fale woon parce que balaa nga leen am ne fa fi mu nekk nii dañoo faloon pour ci benn liggéey waaw ku ci nekk ci sa akulaay taala yàlla góorgóorlu pour que ñu atteindre objectif boobu d'accord ci loolu la ñu nekk bien entendu ñun dañuy politique ñu ngi sóoraale suba parce que élection day ñëw suba dëgg la doo tëdd di nelaw rek ba élection ñëw nga dem ñu ngi waxtaan ñu ngi dem ci suñuy secteur ñu ngi waxtaan ak population bi koo xam ne mën nañu waxtaan ak yow pour nga jàppale ñu ñu ànd bu ñu weccoo xalaat ba nga xam gis ne lii lu baax la mais dañ ci jàpp rek macha allah mais seetlu nañ am na ñu ci bëri fu mu toll nii ñu ngi yëngu parce que ñoom dañoo bëgg dañoo soxla waaw ñu ci bëri ku ci nekk bi ngi naan damaa soxla ñu ci bëri teel nañoo génn sax xamal ne damaa soxla lii mais c'est normal waaw ci démocratie ku soxla na lay laaj parce que fii moom lamb la ku wóolu sa bopp daal tegal sa dënd mu daaneel nga jàppanteeg moom soo ko mënee dóor mu daanu su la dóoree nga daanu ñu xam ne loolu yàlla dogal waaw loolu moom ñun suñu parti lu muy wax mooy dañuy waxtaan au niveau de la coalition d'accord su dee mën nañu am benn coalition boo xam ne dans chaque ville par exemple bu dee élection locale dans chaque ville ñu def coalition ñi bokk majorité bi yëpp ñu def coalition dem élection d'accord mais à condition que ñu jël en compte les intérêts du parti d'accord suñu waxtaanee juboo nañu mën nañu ànd dem élection su dee juboowuñu ku ci nekk demal sa bopp d'accord waaw LDRSL mun na jël décision pour dem élection boppam mais ñun dañu bëgg waxtaan kan ngeen di waxtaanal non ñun suñu biir maanaam parti yi bokk majorité présidentielle surtout ñooy toog waxtaan balaa élection ñu seet est-ce que ñun war nañoo mën a am benn candidat ku ci nekk présenté sa candidat ñu seet candidat bi ci gën waxtaan ko càmbar ko ne ko kii mooy suñu bër comme ñu defoon Macky Sall benn yëpp ñoo daje majorité bi yëpp ñu ne xool nañu daal am nañu yaakaar ne Macky Sall nii buñ ko jàppalee mu dem dëgg la jàppale ko mu dem mais seen bilan yeen instant bi boo doon xool Mbour bilan bi loo ñu ciy wax xam nga bilan leen dénk quoi xam nga bilan ñun dañuy xam nga nit ki moom li nga man rek mooy waslu ak liggéey li nga man bilan du ñun sax ñoo ko war a def population ñooy def bilan bu ñu eggee ba élection ñëw ñoom ñoo ñu sanctionné wala ñu félicité ñu
bu boobaa. mais on verra bien. mais bon ku ci nekk daal. en tout cas ñun suñu coalition ñu ngi góorgóorlu. pour def. liggéey bu rafet. en rapport avec l'État. Benno yëpp. pour seet ñu ñuy def ba. dëkk bi mën a dox. dëkk bi mën a avancer. maintenant bu ñu demee ba ci élection yi parce que c'est pas une fin en soi. il faut être démocrate. da ngay liggéey bàyyi population bi juger. bu ñu voté xam ne yow def nga liggéey baax ñu voté la. buñ la votelul ben ñaanalante mais ci biir coalition boobu nga xamante ne moom ngeen nekkoon est-ce que amul ñenn ñu xaw a génn bàyyi leen ci biir wala waxuñu leen dara parce que fu mu toll ni man candidat yi may commencé gis ku ci nekk naan maa ngi xëcc kii ñi ngi waxtaan ku ci nekk yaa ngi wax ne maa ngi waxtaan ak diw mais dafa mel ni yéen waxtaanagu leen ak kenn yéen a ngi toog rek. non waxtaan bi comme li ma la wax rek ñun. waxtaan bi c'est au niveau de la coalition de la majorité présidentielle. ñoom laa wax yéen a ngi waxtaan. ah oui. ok ñu ngi gisee. ñu ngi waxtaan wax naa la léegi activité bu am. ñun ñoo koy bokk defandoo. d'accord. bu amee ay activités yoo xam ne pour la jeunesse pour les femmes. ñun ñoo koy ànd def ñoom lu ñu xewle. ñu koy wax. d'accord ñu ñëw teew. ñu ne lu ñu xewle wax leen ko ñu ñëw teew. waaw donc pour le moment on discute. yéen a ngi déggoo quoi ñu ngi waxtaan. maintenant on n'a pas encore jublooguñ ci loolu parce que élection yi xamaguñu sax kan. mars 2021 la ñu jàpp. mbas mi dugg fii. am waxtaan bi ñu doon def. au niveau de du kii. waxtaan bi ñu doon def au niveau au sommet de l'État. mooy xaw ma nu ñu ko tuddee ci sax encore. te Famara Ibrahima Sagna jiite ko. dialogue bi. jox nañ seen rapport jox nañ ko monsieur le président de la République. ñu ngi koy càmbar pour xool. li ñu bëgg ñoom. ak élection bi kañ lay am. foofu lay génn. d'accord ñun daal ñu ngi déglu en tout cas LDR Yeesal ñoom pare nañ. parce que mosuñoo bàyyi suñu base. ñu ngi dem suñu base ñu ngi waxtaan li ñu war a def yëpp ñu ngi koy def. dem ci ñu wax ak ñoom. pour que bu subaa. bu ñu te sampee suñu ndënd. ñu mën a wóolu. waaw parce que samp ndënd bi moom yaakaar naa ne képp koo xamante ne yaa ngi ci fauteuil rek. bëgg ngaa toog ca kaw a kaw jiite parce que tamit ku ci nekk war nañoo mën a xam capacité bi nga am ak xam-xam bi nga am. parce que comme ni nga ko waxee sa jaar-jaar bari na am nga xam-xam boo xamante ne yaakaar naa ne bu dul leneen sax bu dul maire sax ak leneen war nga ko war a mën a yor di ko doxal. non xam nga man dama am fixation ci maire. d'accord. am fixation parce que mën nga nekk ministre. mën naa nekk ministre. mën naa nekk député mën naa nekk directeur général mën naa nekk PCA. li am solo mooy noonu ngay mën a def pour yóbbu sa réew ci kanam. surtout. boo nekkee maire. fexeel ba sa waa dëkk. parce que loolu moo yóbbu réew kanam. sa waa dëkk jëm ci kanam. boo nekkee député fexeel bay défendre les intérêts de la population. boo nekkee ministre. fexeel ba le président de la république tracel. nga fexe bu dox ko man amul benn ndombal tàmp bu ma jomb. fépp fu Sénégalais toog. war naa fa mën a toog. parce que man loolu laa gëm. gëmuma nit kuy toog ci suuf. def la yàlla amul. dëgg la. li ñu gëm mooy nag mun nañu boole na suñu yoon parce que moi je suis un homme de consensus. waxtaan bëgg naa ko. pour yóbbu lu ñu yóbbu suñu dëkk kanam. mun naa ci waxtaan pour que naka la ñu mën a def ba suñu dëkk gën a mën a dem ci kanam. loolu c'est normal. waxuma ne man rek la. maa fi gën maa fi dàq jàng maa fi ëpp xam-xam loolu amul. da nga am loo xam sa moroom am lu mu xam donc dañuy war a boole waxtaan wi seet naka la ñu mën a def ba boole suñu man-man pour yóbbu suñu réew ci kanam. loolu defe naa ne moom la ñuy def guddeeg bëccëg. waaw fu mu toll nii li nga wax dëgg la am na ci solo ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax ci junj boobu nga ñu junj doole borom xel. ñi nga xamante ne tamit ñoo nekk sa ginnaaw mooy sa militant yi gis naa ci ay pa gis naa ci ay maire gis naa ci ay xale gis naa ci ay mag gis naa ci ay ndaw comportement bi ak gestion bi nga xamante ne moom nga ànd ak ñoom lan la secret bi. ñun daal lu ñuy comme suñu parti lu ñu xam moom loolu ñoom la ñuy tudd les démocrates réformateurs. c'est-à-dire que ñun nous sommes des démocrates dans l'âme. man du man maay décider. bu dara amee dañuy waxtaan ba juboo ci kàddu ku nekk joxe sa xalaat. parce que ñun dañu am ay kuréel. am na wax naa la ko léegi jeunesse bi am nañ seen kuréel. femmes yi am nañ seen kuréel. mag ñi am nañ seen kuréel. cadres yi am nañ seen kuréel. le troisième âge am nañ seen kuréel. ñoom ñëpp ku ci nekk.
bu dara amee dañu lay joxe sa cër te noonu la valable ci biir commune bi noonu la valable ci département bi noonu la valable sur le plan national. lu ñuy waxtaanee dañ koy waxtaan ba tënk ci. bi ñuy ànd ak le président de la république bi ñuy woo pour ñu ànd. Fada dafa ne man awma lu may joxe da koy yónnee ci fédération. fédération bu nekk daje. pendant ñun fii dans le départ ñu ngi daje woon Saly. pendant une journée waxtaan ba tënk suñu kaan ñu ne bon fi ñuy waxtaanee ba tënk am nañu d'accord mais bu ñu toogee daal ba tënk gis nañ ne mun nañu ànd ak le président. ñu joxe suñu kàddu ñoom ñu nee nañu oui. waaw am na ñu ne non mais bu ñu nee aussi def ko sur le plan national am na ñu ne oui am na ñu non mais la majorité l'emporte ñu mën a ànd ak suñu président donc ñun fii vraiment on travaille dans la transparence te j'en profite vraiment pour gërëm leen sant leen parce que seen baax la rek moo tax ñu jiitoon parce que ñu ma ëpp xam-xam rek ñoo nekk ci ginnaaw ñi ma dàq jàng ñoo nekk ci ginnaaw ñi ma ëpp doole ëpp ma xaalis ñoo nekk ci ginnaaw mais ci seen baax la ñu xool ne ma yow daal doyen bàyyil ñu jiital la waaw jiital la nag taxul nga moom yëf yi da nga war a respecter doomu aadama looy def nga toog waxtaan ak ñoom weccoonte xalaat loolu mooy mën a yóbbu kuréel kanam mooy mujjee yóbbu ànd bi ci kanam donc noonu la ñuy doxale et vraiment maa ngi ci am satisfaction ba tey jii bu ma bëggoon dem élection man rek mën naa dem dinaa gagné du ma gagné mais xam naa ne dina am ñu bari ñoo xam ne dinañ ànd ak man parce que dëgg laa leen di wax dëgg la ñuy waxtaane ñooy ànd lu ma def xam nañ ko ñoom lu mu def xam naa ko tey jii bu ma toogee wax ci rajo bi kaddu bu ma ci wax du kaddu Bayati Babou ngeen di dégg mais kaddu LDR Yeesal ngeen di dégg wala kaddu adjoint au maire ngeen di dégg voilà. kon daal yaa ngi leen di gërëm ci jàppale beeg taxawaay. waaw macha allah yàlla bu ci cat dugg. xam nga politique moom bari na ñuy def ay ndëgg sara di këf ay militants. mais yàlla def na ñun LDR Yeesal. loolu mënuñoo këf parce que suñu formation la. li ñu gëm mooy gëm sa bopp. gëm sa réew. pour noo ko yóbboo ci kanam. mais alal gënuñu ko. man tey jii mënoon naa sama jaar ci politique yëpp ci PDS ba fii mënoon naa dem sama yoon. mais man gëmuma loolu. li nga may gëm rek li nga may mën a jëlee rek mooy ci xam-xam. ci idée. ci loo xam ne bu ñu ko defee sama dëkk jëm kanam wala sama réew dem kanam. te daal côté débouchement bi daal yéen gars yi jaaraguñ fi quoi parce que gars yi tamit des fois dañuy xool ay débouché man daal loo ma mën a débouché ci xam-xam lay bokk. ci da nga koy teg fu wóor. ba xam ne du pour man sama poche. débauché ma kaay ma jox la lii nommé la lii nga def sa poche nga dem sa yoon non man da nga may jox xam ne lii bu ma ci jàppee par exemple mun naa développer sama dëkk. mun naa développer sama réew. mun naa yokk samay militants ñi ma àndal ci kanam. ñoom ñëpp ñu dem ci kanam. loolu mooy mais du jox la ay millions nga def sa saak. def ko ñetti fan mu jeex nga taxaw nooy xoolee nit ñi. man ñi ma wóolu samay nawle lañ. ba jiital ma samay nawle lañ. donc suba du ma dajeek ñoom di jàdd gauche wala di jàdd droite wala samay doom fii laa juddoo wax naa la ko fii laa juddoo màgge fi samay doom ay cadre lañu ay mag lañu du ma génn ñu ne seen papa de moo defoon lii seen papa moo defoon lii man loolu rus naa ko jaral na ma sax ma bàyyi politique mais am na loo xam ni du sama cër te bu ci yàlla àndee noonu laa koy doxale ba yàlla génn ma ci politique incha allahu rabbi. monsieur le maire politique Mbour instant bi ci moment yi ci waxtu wi ñuy waxtaanee ak yow fii sa biir kër Mbour Séeréer avenir u politique Mbour. waaw Mbour ñun sincèrement bu ma dee dama lay wax dëgg rek dañu am problème c'est vrai que politicien Mbour ñoo mënul ànd. ñoo mënugul bokk ànd pour xàccandoo dóorandoo. politique tout le monde ne peut pas être maire. tout le monde ne peut pas être député. ñun ñoo war a ànd di xàccandoo di dóorandoo bu kii jàppee fii keneen ki jàpp fële dëkk bi mën a jëm kanam mu am une hiérarchie ànd bu amul organisation on ne peut rien faire waaw te loolu vraiment loolu mooy suñu problème ànd juboo pour def ay activités yoo xam ne mën na yóbbu dëkk bi kanam daal moo fi des waaw mais man day ak waa LDR Yeesal yëpp waaw suñu principe mooy ouverture. Nous sommes ouverts au dialogue. Mais nous sommes fermes aussi sur nos convictions. waaw lu ñuy wax ak yow ci njëriñ ñëpp lay doon mais ak fulla ak fayda waaw
ça moom du ñu def marchandage dañuy ànd ak yow rek parce que neex nga ñu wala ministre nga wala député nga wala jege nga président non 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 dañuy indi loo xam ne mun nga ñoo convaincre ci lu xam ne mun na yóbbu réew mi ci kanam loolu daal bu amee mun nañu ànd mais on ne peut pas du ñu def ay marchandage de bas étage. parce que sànq yaa ngi koy wax sa biir wax booy seet Mbour dañu am problème boobu booy seet chaque jour bu ñu limee gouvernement bi ku dëkk Mbour du ci bokk chaque jour ñu génn kaas lu tax bokk ñu joxuñu suñu cër Mbour dafa war a am ministre Mbour dafa war a am li mais tamit damay dëggalaat sa wax boobu comme ànd boobu bis bu amoon yaakaar naa ne cër boobu dina war a mën a génn. non bien entendu ba ñu maa ngi sant yàlla sax ci gouvernement bi passé le ministre d'État Mahmoud Saleh ñëw na ñu nommé ko mu nekk le directeur de cabinet de monsieur le président de la République mu nekk un poste stratégique poste bu am solo te Mbour la dëkk waaw c'est quelqu'un qui ne parle pas mais qui agit waaw du waxam bariwut moom day def te ci ñëpp nag la koy def ci biir Mbour loo xam ne day def loo xam ne moo yóbbu dëkk bi kanam waaw bu liggéey jotee mu ñëw liggéey bu paree pare na ci ñëwul di xatal kenn ci wàllu mais lépp loo xam ne ci njëriñu Mbour la bu ko yëgee da ciy def activité da ciy def gémtalaay kàttanam pour loolu sotti loolu aussi dañ koy rafetlu mais ñu ngi ñaan mu gën a yokku ñu amaat yeneen ministre waaw parce que loolu moo gën a mën a développer dëkk bi parce que il faut que bu ñiy toog ak président de la République monsieur le président de la République bu ñu wàccee bay ñibbi mu am ju bu gaa yi jëmee Linguère ñiy jëm Daaru Musi ñi ci des daal di jëm lu wut si Mbour waaw parce que indi xéwal bi parce que loolu vraiment moom la ñuy ñaan mais li ci gën a am solo rek ak foo mën a dëkk boo dëkkee ci département bi aussi tu es un ministre du département waaw le département de Mbour ça englobe 16 collectivités ñun ñëpp ngay jàppale nga dëkk Mbour nga dëkk Thiadiaye nga dëkk Joal wala nga dëkk Ngekoox mais lu baax la l'essentiel que nga jël tous les intérêts en jeu parce que bu ñu la falee ministre du sa ministre dëkk ministre département bi la boo nekkee député département nga doo député benn dëkk tu dois être là pour résoudre tous les problèmes liés au développement du département voilà. di waxal waa dëkk bi di jëfal waa dëkk bi mais nag dañu seetlu yenn député yi nga xamante ne ñu ngi ci département bi yow sa gis-gis si ñoom seen liggéey assemblée xam nga man sincèrement xam nga mënuma leen juger mais vraiment bon maa ngi leen di gis assemblée nationale ñuy dem parce que secrétaire élu bu assemblée nationale honorable Siré Ndiaye la moom ni ko yëngu la waaw mi ngi day xeex parce que affaire bi xeex ba ci assemblée la xam nga xeex bi du pour Mbour lii ñuy wone télé nii spectacle la rek mais liggéey ba ca commission yi la liggéey ba ci biir ci commission yi la ba ministre yi ñëwee pour ngay deewoo pour affaire yi te ban mun naa ne wax dëgg nag yàlla Mbour changé na kanam yéen journaliste ngeen tali yi bëri wu fi lamp yi bëri wu fi assainissement baa ngi fi waaw mais saa yi loolu ci ku koy défendre la parce que projet yu bëri bii fii ñun Promoville mi ngi fi PACASEN mi ngi fi l'électrification mi ngi fi loolu baax na mais nag bëgg naa ñu gën a yokk des na lu bare non man kay waxuma la doy na de parce que tey jii bu ku ñu nee Mbour zone Sonatel amuñu ndox nga dem Espagne amuñu ndox amuñu courant nga dem bay dëkk amuñu ndox amuñu courant nga dem ñu mu tuddati Faloox amuñu ndox amuñu courant ce n'est pas non te ñu am ay jet d'eau loolu yëpp c'est la bataille à gagner Mbour warutul nekk dëkk boo xam ne di nga dem fenn doo fekk ndox doo fekk courant loolu nag ci bataille la bataille c'est une bataille groupée maire yi ci lañ bokk député yi ci lañ bokk ministre yi ci lañ bokk président de la république lay bokk il faut que suñuy problème ñoom ñi di ko xam il faut ñu jàppale ñu te il faut ba lu ñu jàppale ñu il faut ñu xam lu ñuy jàppale lan la te loolu il faut que ñun les élus ñu wax ko muy ñun conseillers municipaux yi les députés les ministres qui ont été choisis ñoom ñëpp
dañ leen war a dañ ci war a dugg ci combat bi pour que mu affaire bi mën a ñëw te vraiment Mbour ren li ñu am ci tali ak électrification dañ ci sant yàlla bu baax li ñu ñaan kay mooy mu yokk. doyul parce que ñu bëri dañuy wax Mbour booy seet dañuy dem ba ne Mbour région yaa ngi dégg rumeur bi. fa la jëm kooku ala kulli alin la. Mbour mënul ñàkk benn nekk région parce que koom-koom bi moo fi ne parce que bu ñu amee pétrole am géej am tourisme am activité économique mais lu tax du nekk région am na région yoo xam ni mooy loolu waaw xam nga mais ñun dafa jot ñu nekk région loolu c'est une revendication des populations du ñun les élus population ñooy laaj Mbour nekk région waaw te ñu ngi koy ñaan monsieur le président de la république mu bàyyi ci xel waaw occasion bu ko yàlla mayloo nañu ko ci boole waaw boole ci aussi ñu defaraat communes yi parce que communes yu bari léegi dañoo étouffé wu comme Mbour xam nga léegi dañoo wër ndombo Malicounda ak waa Sindia presque ak Saly dañoo wër ndombo Mbour mënutul dem fi nag Mbour jeexal na donc il faut que ñu xoolaat beneen activité xam naa ne sax gouvernement mi ngi ci les gens sont en train de réfléchir pour ni ñuy mën a def pour que ñu créer yeneen décision par rapport à la décentralisation. waaw ok ñu ngi lay kontaane bu baax a baax monsieur le maire xam naa ne waxtaan wi tardé nañ la jël nañ sa temps bi lépp rek pour nga leeral lu bëri yaakaar naa ne li nga leeral ñi seetaan xam nañ ci dara leeral nga lu bëri su ko defee juróomi simili moo ñu desee nga daal di tënk rek li nga xamante ne moom nga war a jël jox ko askanu Sénégal jox ko askanu Mbour lan lay doon. waaw di leen gërëm yéen bu baax yéen ñi ma jox occasion bi. waaw li may njëkk ñaan mooy ñiy jël gaal yi ñu toog te gëm yàlla rek ñu jublu ci seet les beneen solution ñu toog ensemble pour trouver des solutions waaw di ñaan état bi mu jàppale ñu pour que lii di émigration bi mu mën a dagg mu mën a jeex par des solutions parce que commencé woon na ko Abdoulaye Wade commencé woon na ko programme REVA bi fi amoon problème mu xaal yi ñu fi doon def yooyu yëpp c'était dans ce cadre pour liggéey jaay xaal yónnee foofu waaw peut-être que amul continuité wala affaire bi doyul mais war nañu mën a travailler avec nos partenaires européens ñu indi ay projets novateurs parce que li leen di wax mooy jën yu bari mi ngi fay jël jën bi xam ne dañ koy yónnee brut mais nañu créer ay usine di ko transformer fii doomu réew mi di ci liggéey suñu paree bu paree ñu yóbbu leen ko ñoom ñu jaay mais bu ñu jëlee suñuy jën yóbbu ko Europe ñoom seen doom di ci liggéey di ko transformer mais ñun lu ñu def bu ñuy gerte gi gis nga daaw li fi xew ak suñu mbokk chinois yi jël gerte gi brut yóbbu ko Chine mais ñun dañuy sonal loolu bu ñu ko amoon fii ci réew suñu usines yi dox usines diwlin yi di def ñii di def ràkkal ñii di def leneen ñii di def eau de javel suñu doom di ci liggéey mais dafay baax usines jën bu amoon fii Mbuur ñii di dem géej ñii di mareyage ñii di jaay légumes ñii di dem di liggéey foofu mais day nekk un hub économique boo xam ne dina mën a permettre que parce que loolu moo doxaloon Mbuur boo gisee ku tëb ñëw Mbuur parce que activité économique bi mais bu géej gi dee rek activité bi di dee ak tourisme bi xam nga xalangu na ñi ñu doon ñëw mëntuñu ñëw il faut que ñu xalaataat parce que tourisme bi sax il faut ñu xalaataat ko parce que tourisme bi du pour ay tubaab rek ñun mën nañoo dem def tourisme mën nañu jóge fii xamaloo Tamba nga dem Tamba dëkk ci hôtel mais nag il faut ñu xalaat ko ba def ko à la dimension des Sénégalais waa Dakar wala Tamba mën nañu ñëw fii Saly tëdd noppalu xool dëkk bi sangu ci géej gi mais affaire bi waruñu ko def rek pour ay tubaab waaw parce que sinon bu yàggee dootuñu liggéey waaw parce que boo demee tubaab yi foofu ñoom am nañ seen hôtel am nañ seen i yoo xam ne pour ñoom ñoo fay nekk mais ñun bu ñu leen di xaar rek parce que bu ñu leen xaar dañuy njett voilà donc il faut ñu gën a góorgóorlu ñu gën a jàppante ci Sénégal gën a waxtaan parce que dialogue national bi am rafetlu naa ko lool damaa bëgg mu continuer te dialogue national bi sax dafa war a wàcc ba ci biir commune bi dugg ci département yi ñuy def dialogue intercommunauté di waxtaan di seet comment on doit faire pour développer nos collectivités waaw loolu dafa am solo
buñ la falee bul yaakaar ne yow yaa moom yëf yi da nga war a waxtaan ak ñëpp pour ñu seet naka la ñuy def pour mën a développer le pays et ça vraiment maa ngi koy ñaan ñëpp di gërëm di sant waa Mbour waa Sénégal ci liggéey bi ñuy def parce que dañuy góorgóorlu rek ñun daal suñu xëyee suba ba ngoon li ñuy bëgg mooy naka la ñuy def pour def une satisfaction pour le développement de notre ville et pour le développement du Sénégal dañ koy sóoraale bés bu ne. mais may ma benn question monsieur le maire souvent dañu seetlu yenn maires yi ñenn maires yi wala yenn responsable bu ñu la falee dara rek nga yaakaar ne mbir mi yaa ko moom sa yëf la doo décentraliser bu ñu la woowee téléphone doo jël bu ñëwee sa kër duñ la gis te nit ñi ñoo jël seen yëf dénk la loolu tamit maa ngi ciy bëgg nga am loo ci sànni tuuti. non erreur la c'est-à-dire que nit ki moom pal ay nit la fal bu subaa ñoo lay fal man duma daw kenn sama numéro du ma ko changer foo ma woo mu wuyu la loo ma laaj ma wax la li ma ci man lu ma mënul man la mënuma ko boo ma yëgalee loo xam ne war naa ko mën a dox ma dox mais du ma la wax lu ma mënul du ma la dig loo xam ne mënuma ko du ma def aussi loo xam ne parce que fu ma neex laay jaar fu ma neex laay dugg ma am otoog ma ñàkk am otoog bu ma sama oto paane damay dox dem liggéey parce que c'est ça mooy li nekk yoon mais buñ la wooyee doo jël wala da ngay dige loo mënul parce que ku ñu woo jëloo rek am na looy nëbb am na looy daw mais looy daw. te ñi la fal ñoom seen yëf lañ ñëw di seet si. waaw xam nga affaire bi man da ngay ñëw ma tegal la wax la lii moo am te pour développer boo ma falee am na yeneen comme par exemple sur la fiscalité locale ma dugg ci tuuti yow nit ki dañ lay fal nee la bëgg naa ndox bëgg naa tali bëgg naa nga indil ma fii sécurité te yow doo fay impôt am sa kër def lépp doo fay impôt doo def dara loolu foo ko teg dama lay wax dëgg nee la yow il faut nga dugal dara parce que loolu ngeen di joxe ci la ñuy liggéey dëkk bi balaa nga ne naam ne fa balaa ngaa laaj ñu defal la yow defal li la war mais yow doo fay impôt doo loo wax nga ne alalu buur la loo gis mu yàqu doo ko wax ndox moo gis mu tuyau bënn doo ko wax ndox mi tuuru sa alal mooy tuuru te xamuloo ko waaw donc li ñu moom li ñu yor nit ñee ko moom man de sama kër sama bureau c'est ouvert 24/24 foo ma soxla foo ma woowee ma wuy la su dee lu ma mën a def la ma jóg def ko parce que maa ko signé mukk loo ma wax loo xam ne mënuma ko moom man la mënuma ko ci tàng-tàng lu ma mën nag ma jéem ci parce que nit ku ñëw bay ñëw ci yow yaakaar la mais da nga ko war a jàppale waaw da nga ko war a jàppale ci sa man-man daal bien sûr waaw donc vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp particulièrement yéen aussi maa ngi leen di belal nuyoo di béyal sama responsable yi xam ne tey ñëw nañu fekke si waxtaan wi teewe ko di leen ci gërëm bu baax di leen wax nañu gën a jàpp ci liggéey bi rek xam nga liggéeyal sa réew yombul te du jeex da ngay def ba taxaw rek keneen ñëw jël continue waaw di vraiment di leen wax ñu gën a góorgóorlu yëf yi yombul mais nag nañu gën a góorgóorlu waaw di nuyu waa Mbour yëpp di leen jaale encore une fois li fi jot a am di leen masawu di ñaan aussi balaa ma jeexal monsieur le préfet xam nga suñu club bi Stade de Mbour ba léegi amagul bureau waaw te coow li bari woon na te fi mu nekk nii comme consensus am na ci benn boor mais ñu d'accordul na préfet woote waxtaane parce que championnat mi ngi bëgg a commencer te bu boobaa ku ci nekk rek mën a liggéey dans des conditions idoines pour mën a défendre les couleurs de la ville donc daal vraiment loolu laa amoon lu ma ci yokk waa di kontaan bu baax nag ci seen visite di leen féliciter bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw di nuyu waa kër gi bien entendu sama soxna ak samay doom xam ne pratiquement awma jot ndax activité politique bi waaw yaa ngi dox guddi yaa ngi dox bëccëg et souvent nit ñi duñ la ko delloo waaw parce que ñoom li ñu bëgg rek buñ la falee ngay génn ci poos yi foo jaar rek di génn di joxe mais loolu nag yàlla def na amuma ko waaw ñun li ñu am mooy suñu doole ak suñu xam-xam
ak suñu kàttan waaw képp koo xam ne rek war nañ la mën a jàppale ci suñu man-man incha allah dinañ ko def donc di leen gërëm bu baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf kooku mooy monsieur le maire Béaty Babou mooy deuxième adjoint au maire nekk fii ci Mbour moom lañ seet si woon tey ci émission bi nga xamante ne mooy kaay leeral fii ci Widish Vision jaa ngeen jëf ci seetaan bi nga xamante ne yéen a ngi ko doon seetaan Widish Vision jërë ngeen jëf.